Télévision Futur Média mbokk yi ñu ngi dellu si ak yéen di leen nuyu fas yéene ànd ak yéen ci beneen daje émission mu aju nag ci waxtaan ak yéen ci actualité tolluwaayu réew mi dafay baax itam ñu di ci ànd ak yéen di ko càmbar bi daf ci am solo yaakaar na ndax ñàkkul ñoo xam ne am na lu leen ci réer googu nag dafay tax ba Télévision Futur Média di seetu askan wi mën leen cee gindi loolu moo sabab ngoon gu nekk daanaka ñu dikk ak yéen ci plateau bu ni mel tey nag ñu di ci ànd ak Serigne Mbacké Ndiaye Serigne Mbacké Ndiaye ancien ministre de la République la nekk coordonnateur bu rappel nekk itam membre nekk président bu CLP waaye itam nekk membre bu mouvance présidentielle maanaam féete ci nguur gi ñu ngi lay nuyu Serigne Mbacké Ndiaye. maa ngi lay fay Pape Ngagne di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp. ñu ànd ci ak Mamadou Goumbala moom mi ngi bokk ci parti réew mi ñu ngi lay nuyu Goumbala. Pape Ngagne maa ngi lay fay di nuyu. sama rak sama xarit Serigne Mbacké Ndiaye sama mbokkum taalibe nga xam ne moo ëpp doole lu ne dëgg la waaye bala maa tàmbali nag dama naan bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. jërëjëf kon mu nekk suñu ñaari gan yi nga xam ne ñoom la ñu dalal tey Serigne Mbacké Ndiaye ak Mamadou Goumbala waxtaan bi nag dañ koy tàmbalee xam nga tey xam nga mënuñu tàmbali dara ci réew mi loo xam ni ajuwul ci wàllu Covid bi. Covid 19. ndax dañuy wax ni bu soxla nekkee ñaar dafa fekk nga am wér-gu-yaram. te liñ ci war a wax itam dafa bëri. ndax ku ne xam na ni ñi ngi toll ci ñetti weer yi ba mu fi tàmbalee ak léegi. te bari na itam ñu jàpp ne ni ñu koy doxalee njuumte amu ci am na ñu jàpp ni rëq-rëq am na ci xëy na am na ñu jàpp ne bu fekkoon te ca ndoxte ga ni ñu ko doon defee baax na xëy na romb nañu fii loolu nag moom moo tax ba waxtaan bi ñu koy sumb ñaare di ko tàmbalee suñu ay plateau tey bisu tey bi ci pàttali rek. xam naa ni sax fàttewuñu ko waaye lu toll ci 4759 mooy cas yi nga xam ne déclaré nañ ko ci ñetti weer yi 4000 nag moom mooy ñeenti junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent jàpp leen ko muy nit yoo xam ni testé nañu leen ñu positif lu to ñu maanaam ñoo xam déclaré nañu leen ni daal ay cas lañ plutôt ñi nga xam ni nag ñoo ci wér ñi ngi toll ci ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent muy 2994 mooy ñi nga xam ni ñooy ñi nga xam ni wér nañu ci ñi ci ñàkk seen bakkan toll ci 55 muy juróom fukk ak juróom ñooy ñi nga xam ni ñàkk nañu seen bakkan ci mbas mi ñi nga xam ni nag fii ñuy waxee ñi ngi tëdd ci l'hôpital yi ñu leen di faj ci 1709 la ñu toll muy junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeenti doomu aadama foofu rek la ñuy njëkk a taxaw ndax ci jamono jooju ci ngeen gis ni ci la dogal wàcc président de la république ak gouvernement am daal di gën a yéwénal li nga xam ni moo jafe woon yépp ci xeex bi sëñ Mbacké Ndiaye naka nga gisee dogal boobu ak fi nga xam ni foofu la pandémie bi di Covid 19 bi toll ci biir réew mi. waaw jërëjëf Pape Ngagne je pense que li may jëkk a def mooy jaale ñi nga xam ne ñëpp yàlla dogal nañu génn ci àdduna te ñaan yàlla mu yam fi. ñu nekk ci lalu hôpital yi ñu ñaan yàlla fëgg seen bopp ñu dellu ci seen njaboot. amiin di rafetlu liggéey bi nga xam ni bi mbir mi jógee président la jël na ko muy ay dogal yoo nga xam ne jël na ko ñëpp rafetlu ko. di rafetlu it di sant bu baax a baax a baax équipe bi nga xam ni ñoo nekk ministre de la santé muy le ministre de la santé ak équipe bi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom yëpp. di liggéey boo nga xam ni wax dëgg yàlla ñëpp entre ko ñi ëpp ndax wolof moom mënul ni ñëpp waaye ñi ëpp. rafetlu nañu ko. te it ku ko rafetluwul damay bëgg soo nee lii kat gënul nga ne nangam nañu waroon def moo gën mais du rek da ngay wax ay wax rek ko sànni donc ñi ëpp ci sénégalais yi en tout cas ci monde entier bi la sunu wax sénégalais rafetlu nañu liggéey bi nga xam ni ministère de la santé def na ko mais rafetlu également taxawaayu sénégalais yëpp. d'abord la classe politique. parce que bi affaire bi ni tel président woote ñëpp ñëw taxaw pour jàppale ko kilifa diine yi ku ci nekk taxaw. groupement de famille les jeunes ñëpp ku nekk li nga yaakaar ne war nga ko mën def nga tàmbal di ko def vraiment mu nekk loo nga xam lu ñu rafetlu la. maintenant dem nañ ba jëmmi jamono ni ñu ko waxee nii président jël yeneen mesure ñu jàpp ne dañ ko woyofal naam mën nañ ko tuddee noonu dañ ko woyofal li nga xam ne moom laa jëkk a rafetlu ci mesure boobu président jël mooy deuxième mesure bi mooy un chef d'état ku jiiteem réew da ngay war a déglu sa peuple xam lan la ñu bëgg xam fan la ñu jëm xam lan la ñu dox.
te ku nekk xam na ne amoon na dem nañ ba jëmmi jamono kilifa diine yi imaam yi ñëpp kenn ku ne wax ci ñu bari ci sénégalais yi jàppoon nañu ni war nañu mën a oyofal yi parce que vraiment sonn nañu. kon bu fekkee ni parce que saafara bu jur jàngoro amul njariñ bu dee da ngay def dara pour bëgg muy njariñu askan wi na ci askan wi ànd mais bu ñu demee ba jëmmi jamono ñu gis ne askan wi am na beneen taxaw bu mu bëgg dafay jaadu nag yow mi nga xam ne yaay jiite xeex bi nga mën leen ci fekk si te fekk si boobu man ni ma ko gisee mooy wekk goo nga xam ne président wekk na ko Sénégalais yi parce que bu fekkee ne dañu ne léegi kat jàngoro ji mi ngi ci réew mi li may faral di wax ni gan goo xamul kañ lay ñibbi du la tey doxi sa soxla da ngay xam nag nooy organiser boobu donc comme xam nañ ni jàngoro ji mi ngi ci réew mi mu ne nañu fexe dund ak moom ci biir réew mi loolu jàpp naa ne mooy respecter Sénégalais yi c'est-à-dire que jàpp na ni moom ni muy gisee xelam fa mu war a dem bëgg-bëggu réewam ak bëgg gi bëgg boppam gumbale mii noonu la mel yow mii noonu nga mel sama mbokk mee toog ci kër Farag noonu la mel sama nijaay yeekee yanjeeg noonu la mel donc li olof di wax ni bul jël sa bopp tudde ko Mamadou jël keneen tudde ko Mamadi donc moom Mamadou la tudde boppam jàpp na ne Sénégal yëpp Mamadou lañ tudd kon su fekkee ni nee nañu léegi kat xeex bi parce que koy xeexal te xamoo fu mu nekk day wër tey mu ñuul suba mu weex tey mu génn guddi ginnaaw suba mu génn bëccëg tey mu suba mu vert d'accord doo mën a taxaw ci benn nga baal ma damay des ak yow sax mais da nga am loo wax loo xam dama bëgg ñu taxaw ci parce que koy xeexal te da nga ni xamoo tey mu xees tey mu weex est-ce que kooku ngay xeexal warul tax nga gën a farlu gën a taxaw ci sa maanaam arme boo amoon ngànnaay boo amoon nga yokk ko kay d'accord léegi loolu gisuñu ko beneen affaire bi ci sa non li ma gisul mooy gisuma ñu gën a farlu gën a takku pour mën a xeex ak li nga xam ni xamoo nooy xeexee ak moom yow gisoo ko non gisuma ko parce que bu fekkonte ni gis naa non au début loolu lañ gisoon président teg ko mooy toog leen seen kër bu kenn génn toog leen jël ay mesures yu ñu mën a jàppee yu radical beneen affaire bi ci des moom mooy boo ma waxee ni ma dafa war a déglu peuple am dañ ko tànn pour mu jiite peuple bi mais du pour mu topp ci ginnaaw peuple bi parce que bu doon loolu la amul njariñ war na mën a jël ay décisions même bu fekkee ay décisions yu impopulaires la mais li ci am solo mooy moom ak ñi koy xelal nañu jàpp ne bu ëllëgee ñu am ci ndam su fekkee loolu amatul sens bu dee fu peuple bi jëm rek président jëm fa lan la ñu war a mën a xaar kon ci président de la république ma tontu la waaye benn gisuma ni taxawaay bi ngay wax nii gisuma ni dañ ko dindi non dafa gën a biir dafa gën a wér xam nga luy différence bi ca njëlbéen gi feebar bi ñëw dégg nga sax ñu doon wax naan est-ce que am na ñu bari naan boo demee amul mais looy wax da ngay laaj borom xam-xam démb je pense que démb la maa ngi déglu ci RFM benn sociologue bu ñu ci doon laaj mu def ci benn démonstration bu am solo wane ne ñi la naan amut ñoo la ko gën a gëm xam nga lu tax ñu naan la amut kii am na soxla soo nga xam ne bëggul ñu confiné nit ñi donc dana jéem a dugal ci bopp nit ñi amul kii ragal na ko ragal goo nga xam ni dina jéem a dugal ci bopp nit ñi amul sociologiquement et psychologiquement dafa nekk loo nga xam lu nit mën a comprendre donc première étape il fallait que Sénégalais yi xam ne lii am na ba ñuy werante am naa ko amul ba bis bu yàlla sax nga gis ñu suul ay doomu aadama kon kenn weranteetul ni am na kon le fait que ñu ni bu ñu doxee xeex bi nañ ko defee nii. monsieur le ministre. may ma tuuti non man dinaa la may nga eggale mais nga baal ma aussi. parce que mënuloo par exemple nga ni 27 cas. nañu tëj école yi. nañu tëj marché yi nañu tëj boulangerie yi nañu tëj lépp nañ ko tëj. tey ñu ngi ci 4759. ñeenti junni. ak juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent. nga di leen tëji lépp. problème bi nekkul ci nombre bi. xam problème bi ci lu mu nekk mooy li ma lay wax nii te dafa mel ni déggoo ma. ca début ba ci nombre bi la woon. déedéet attends dafa nekkatul léegi ci non déedéet xam nga fu mu nekk. waaw dañu tàmbali ci mbir moom laa lay wax ne lu ñu tàmbali ñii naan am na ñii naan amul mën nañ ko faj mënuñu ko faj dina wér du wér dina am weer dina am ñaari weer ci loolu la ñàkkoon au départ. ok donc bi ñu demee ci loolu ba mu wér ñëpp ni mbaa boo ñëpp mu wóor leen ni lii am na xeex bi war nañ ko mën a changer beneen position parce que aussi. xeex ak menn musiba moo gën ñaari musiba mooy benn yaa ngi xeex ak jàngoro ji nga xam dugg na ci réew mi ñaareel bi ngay xeex ak ay sénégalais yoo xam ni dem nañ ba coono bi dab na leen façon boo nga xam ni amatuñu sax pour mën a génn seen kër parce que gisuñu ndimbal li nga leen diggoon. waaw loolu mën nañ ci dellu si soo bëggee mais bokk na ci élément donc mais d'accord bu ñu demee ba sonn c'est parce que diggoon nga leen ndimbal ñu dégg tonni ceeb yi waaw dégg tonnu suukar yi tonnu macaroni yi te teguñu ci bët mais am na ñu ci teg bët ci jamono yooyu parce que dafa nekk mbir moo nga xam ne aussi kenn mënul xëy benn bi si lépp sottee doo boo bëggee ci biir waxtaan mën nañ ci dellu si waat donc jàpp naa ne ci côté boobu
am na changement boo daf ci waroon am na ci. kon gisuma à ce niveau là lan lay war a max ni loolu lañ war a mën a gis ni xeex bi dañ ko yolomaluñu ko au contraire. mooy gën na yaatu bu doon ne dañuy conscientiser nit ki maanaam di wax nit ki lan moo xew defe naa ne bu doon ni au début 5% des Sénégalais ñoo ko xamoon bi ñuy koy indi deuxième phase bi mën naa jàpp au moins 80% des Sénégalais xam na. d'accord nga baal ma jërëjëf Mamadou Goumbala waxtaan bi nag ngeen baal ma yéen ñaar la wax dëgg yàlla xëy na dama ci gis rek lu ma waroon a wax ak moom moo tax waaye yéen lañ ko gën a xaar mais man ak yéen. maa ngi jégalu ci loolu. alors monsieur Goumbala gis nga kaa yi fi mu toll. ban jàngat nga def ci tolluwaay bi ci ñetti weer yi ci pàcc mi ni nga ko déggee ci xeex bi ni nga ko gisee. xam nga man Pam Ngagne affaire coronavirus bi bokkuma ci ñu bari gis-gis. ñu bari parce que mbas la moo xam ne mii dafa wër àddina. mbas mu ma wër àddina depuis ba yàlla mayee non mu ñaan suuf si ñëpp disparaître. mbas mi amut. Sida jaar na fi Ebola jaar na fi mais lu ne am na fu muy yem ñëpp bokkuñ ci mais lii dafa wër àddina bi bépp. am na boroom xam-xam yoo xam ne li ñu wax te man loolu laa gëm le professeur Montagnier ku ne xam na ko c'est un virologue professeur d'université prix Nobel moom moo njëkk a isolé le virus du Sida moom ak le professeur Mboup moo wax loo xam ne lii ma gis mu wax loo xam ne kenn falsifié ay waxam. bi mu daataa wax dane lii may wax am na ñu bari du leen neex. ndax mën nañ ma cee rey mën nañ ma cee def nii mais man li ma waroon def ci àddina bépp def naa ko ba ku ne xam na ma. nee na virus bi c'est les laboratoires Mérieux à Lyon ku ne xam na leen. ñoo jaay un centre de recherche P4 aux Chinois. dans la ville de Wuhan. bi ñu koy jaay la plupart des Français yi doon liggéey ak ñoom. nee nañ lii France amu ko fenn amu ko. c'est un centre de recherche sur les virus. bu ñu ko jaay chinois yi amuñ moyen utiliser ko amuñ moyen contrôler ko gannaaw ñun ñoo ko mënul pourquoi ñu koy jaay chinois yi. mais comme le système capitaliste la Chine c'est un continent boo xam ne bi 1,3 milliard affaire yaa ngi marché ku ne bëgg naa faa am ab tànk pour jaay say marchandises. Michel Barnier moo nekk Union européenne actuellement moo doon négocier Brexit bi. booba moo nekk ministre français des affaires étrangères. d'ailleurs bi ñu ko dàqee sax man xaw ma lu ñu ko dàqee mais certainement loolu lañ ko dàqee. moom moo ko def ak le premier ministre français de l'époque ak le président Jacques Chirac ñu jaay ko chinois yi. ba ñu demee assistance technique bi am problème lii may wax Montagnier ko wax de. tubaab yi jël seeni bagage dem. système bi chinois yi mënuñu koo contrôler virus bi échappé Mérieux moo ko wax. li nga wax tey leer na c'est-à-dire man li ma bëgg c'est important. parce que xëy na bi mu koy xam ne ñu ko dégguloon. c'est important nga wax ko mais comme virus bi ñëw na ba pare. virus bi nag bi mu ñëwee. voilà léegi Pam Ngagne. lu musta am ci àddina musta am sam réew. je suis contre Macky mais lu la bett man la. mbas mi bi mu ñëwee. les Américains les Occidentaux ñoom ñëpp ils se sont tous affolés. est-ce que bett na ko njëkkeewul ci réew mi. virus bi njëkkeewul Wuhan lañ ko déggee. Wuhan lañ ko déggee il y avait des Sénégalais. ñoom ñu koy dégg ñëpp di ko dégg ñu dégg ko. ñu naan y a des Sénégalais qu'il faut rapatrier est-ce qu'on va les rapatrier ou bien ñu bàyyi leen fa. le fait que boo yooyu ñu bàyyi leen fa bañ leen a rapatrier man am naa ci mbokk am na ci ku sant Amar sama mbokk la. mais ñu bañ leen a rapatrier wàcc leen fa ça c'est une mesure très sage bu Macky Sall jël. avant critiqué woon nañ ko ci mais avec le temps on a vu quand même qu'il avait raison de les laisser lu la bett mën la bi laa mën a comprendre. lu la bett man la loolu laa mënta comprendre. non xam nga lu tax lu la bett man la. lii kenn musu koo xam ci àddina. kenn musu koo gis ampleur bi booba demeegut noonu. mais premier cas bi importé la. premier cas bi. mais premier cas bu ñu importé mais loolu doo ci tëb nag quand même affolé wu. non léegi la ñu yëf yi dégg nga ñu xam ne nag gravité bi am na mais bi muy am jusqu'au du 2 mars jusqu'à la fin du mois de mars mbir mi melewutoon noonu.